ñeent fukki simili ak juróom moo bootu ci midi mbokki rafetlu ànd beeg suñuy programme ci ITV dal leen jàmm ci jotaayu njolloor si li ci gën a fës baccalauréat atum 2020 ndongo yi amal tey l'examen philosophie anticipé philo téeméer ak juróom fukk ak juróomi junni doomi aadama di ay candidat ñoom nag ñooy jongante ci ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn centre ca lycée Seydou Nourou Tall fii ci Ndakaaru ñetti téeméer ak ñeent fukk ak ñeenti candidat ñoom ñoo ne ci boobule centre ci atum ren l'examen philosophie rawatina baccalauréat atum ren nag yemook mbasum coronavirus ca centre boobee di Seydou Nourou Tall nag matukaay yi war jël nañ ko ngir aar ñi nga xamante ne ñoo di ndongo yi ci bile doomu jàngoro. coronavirus ñaar téeméer ak juróom-ñaar lim gi nga xamante ne ñoom ñoo génn tey amee feebar bi ci ñoom nag ñu mën caa nemmeeku téeméer ak fukk ak juróom yoo xam ne ay cas communautaire lañu maanaam xamuñu fa ñu jotee ci feebar bi taxaw seetlu ca Ziguinchor boobu moo ëppale limu doomi aadama yi nga xamante ne ay cas communautaire lañu ci bésub tey fukk ak ñaar lañu fay nemmeeku bile gox nag bi mbas mi duggee ci réew Sénégal ba tey lu toll ci ñetti téeméer ak ñeent fukk ak ñeenti doomi aadama ñoo jot a dund ak feebar bi di coronavirus. ponk gu mujj ci jotaay gi daañu ànd ak Baba Ndiaye mu dellusiwaat ci li yéenekaay yi xëy fësal tey jii yemook àllarba fukki fan ak ñaar ci weeru août atum 2020 mbokki bisimila ci jotaayu njolloor si. baccalauréat atum 2020 ndongo yi xëy tey ci àllarba gi yemoo ko fukki fan ak ñaar amal l'examen bi nga xamante ne moo ñeel anticipé philosophie ca centre bi nga xamante ne nag mooy di lycée Seydou Nourou Tall fii ci Ndakaaru foofee nag matukaay yi war daal nañ ko jël ndax xam ngeen ko examen atum ren baccalauréat ñu ngi koy amal ci jamonoy mbasum coronavirus ci bile centre nag ñu nemmeeku ne lu toll ci ñetti téeméer ak ñeent fukk ak ñeenti candidat ñoom ñoo fay jongante ci bile l'examen di anticipé philosophie Ousmane Gueye moom nag professeur philosophie la waaye itam président jury foofee nag ca lycée Seydou Nourou Tall dañu koy teewlu ci micro Boubacar Dieng. ñu ngi ci benn contexte bu jafe muy mbas mi lépp lu ñu laajoon ci wàllu boobu ci bunt bi sooy dugg gis nga ni respecté nañ ko élève bi balaa mooy dugg am na ñaar ñuñ teg ci bunt bi. kenn ki dina jël muy yore thermoflash bi pour mën a jël température élève bi keneen ki mi ngi lay defal gel alcoolisé wala jox la gel nga dem raxas sa loxo ensuite soo duggee ci classe bi tamit élève distanciation bi respecté nañ ko kenn ngay gis moo toog ci table bi ensuite il y a distance 2 mètres à 1,50 m et salle bu ci nekk teg nañ fa lu bon ñaari surveillant statistiques yi mën naa ni am nañu fii ci wàllu ñi waroon a ñëw def examen bi ñi ngi toll ci ñetti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci góor ñi ñi ngi toll ci ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom jigéen ñi toll ci téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent soo xool ñi ñëwul toll na ci ñaar fukk ak juróom-ñett wàllu góor ñi fukk ak ñeent wàllu jigéen ñi fukk ak ñeent kon mën naa ni ñi ñëw pour def examen bi ñi ngi toll ci ñetti téeméer ak fukk ak juróom-benn góor ñi ñu jox ñu téeméer ak fanweer ak benn jigéen ñi jox ñu téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom loolu la ñuy jotoon a am fi ci bile examen di anticiper philosophie lu toll ci téeméer ak juróom fukk ak juróomi junni candidat ñoom noo war a jongante ci l'examen bile ñu daal di leen tas nag ci lu toll ci ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn centre waaye nag lañ ci mën a ràññaatle moo di am na ay ndongo yoo xamante ne mënuñoo matal bile l'examen la ko sabab nag di doomu jàngoro bi di coronavirus gannaaw ba mu leen laale ki di docteur Aliou Dia moom nag ma ngay dalal xel yi xam le nag ndongo yooyee mën nañoo
dabu ci bile l'examen bu seen yaram nag wéree wala bokk bu ñu amee tan ci seen wàllu wérgu yaram moom nag docteur Aliou Dia moom mooy chef division contrôle médical bi ñu dénk wàllum njàng mi fële ca ministère bi ñu dénk wàllum njàng ak njàngale fii ci réewu Sénégal dañu koy teewlu docteur Aliou Dia ci micro mi ngi Maram Ndiaye. xam nga depuis école yi bu ñuy commencé ministère de l'éducation dafa defoon benn dispositif pour aar protéger prévention vraiment ñu am lu néew a néew yoo xam ne dina dal ci xale yi mais lu may wax toujours école aussi ci société bi la bokk pandémie baa ngi fii avant reprise bi am na ay xale yoo xam ne amoon nañu maladie bi donc école bi tamit la bout de moi mais lu ñu suivre cas yooyu lu ñu mën a wax mooy en général élèves yu ñu am bëriwuñu sax mooy ñu ci bëri ay cas asymptomatique la cas yoo xam ne amuñu benn signe dañuy leen di testé ñu des seen kër wala ñu nekk seen centre de traitement ñu wër la am na ñoo xam ne sax déjà bu école bi commencé ba pare amoon nañ ko ba wër ba jàngawaat donc cas yi dañuy évoluer mais ñu ngi xam effectivement situation nu muy évoluer donc cas boobu loolu moom dinañu rassurer maintenant dispositif bu ñu jël parce que il faut aussi mën a nekk instant le 12 exactement mu am ay candidats yoo xam ne ba léegi ñu ngi sous traitement bon loolu cas yooyu aussi ñu ngi koy suivre ba xam ne ñooñu dañ leen permettre ñu def session de remplacement am na ñoo xam ne dañ koy am en général cas asymptomatique li ñu gën a am mais dans tous les cas dañuy soit ñu def ci seen traitement am na cas yoo xam ne dañuy am après ñu rejoindre seen école ba ñu faj leen ba wër donc cas yi day évoluer mais lu ma mën a wax daal mooy vraiment tiitaange peut-être bu ñu amoon ci cas yu bëree bëri bon yàlla may nañ ci sutura vraiment lu may mën a wax peut-être ay quelques candidats yoo xam ne dinañ nekk ci situation boobu lañ mën a décompte. coronavirus tolluwaay bi nag ci réewu Sénégal ci bésub tey ñeenti doomi aadama ñoom ñoo yokku ci lim gi nga xamante ne ñoo faatu ci mbas mi yóbbu ko ba ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñaari doomi aadama ci bésub tey nag test ga ñu jot a amal ci lu ëpp junni doomi aadama la ca génn nag amee feebar bi mi ngi yemook ñaar téeméer ak juróom-ñaari doomi aadama ci ñoom nag téeméer ak fukk ak juróom doon ay cas communautaire ay doomi aadama yu xamul fa ñu jotee ci bile doomu jàngoro juróom fukk ak ñaari nag ñoom ñu ngi ci sauvetage docteur El Hadj Mamadou Ndiaye directeur bu prévention. ci junni ak juróom-ñett téeméer ak ñeent fukk ak ñaar test yi ñu def ñaar téeméer ak juróom-ñaar ñoo ci positif ci ñooñu positif am nañ ci juróom-ñeent fukk ak ñaar cas contact mooy ñi nga xam ne dañoo am doomu jàngoro ji fekk dañoo jaxase woon ak ñi nga xam ne dañ ko yore am nañ ci téeméer ak fukk ak juróom li ñu tuddee cas communautaire mooy ñi nga xam ne am nañ doomu jàngoro ji te xamuñu ku leen ko wàll ci ñooñu nag Ziguinchor dëkk yi may waaj a lim nii la tëddee ci gox yooyu Ziguinchor am na ci fukk ak ñaar Saint-Louis am na ci fukk ak ñaar Thiès am ci fukk Mbaaw am juróom benn Kër Massar juróom Almadi ñeent Almadi ñeent la am Géejawaay ñeent Liberté 6 ñeent Mariste am na ñeent Parcelles Assainies ñett Cité Djily Mbaye ñett Ngor am ci ñett HLM 5 ñett Richard Toll ñett Rufisque ñett Mékhé ñett Kolda am ci ñett Cité Port ñett Ouest Foire ñaar Cité Port ñaar la Ouest Foire ñaar Yoff ñaar Dakar Plateau ñaar Médina ñaar Popenguine ñaar Kédougou ñaar Mbour ñaar Cambérène benn Castor benn Derklé benn Liberté 1 benn Mermoz benn Nord Foire benn la Ouakam benn Pikine benn Bounkiling benn Xombol benn Fatick benn Matam benn Saraya benn ak Sédhiou benn juróom-ñaar fukk ak ñeent si malade yi entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci àlla nde juróom fukk ak ñaar ñu ngi ci réanimation ñeent malade ñàkk nañu seen bakkan bésu démb talaata fukki fan ak benn ci weeru août bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan
ci téeméer ak fukk ak juróom cas communautaire yi ñi nemmeeku ci bésub tey ñu ràññaatle ci ne Ziguinchor moo ci ëppale ab lim fukk ak ñaari cas communautaire la ñuy nemmeeku ca gox boobee ci bésub tey kon ñu xamle ne ca Ziguinchor nag benn doomi aadama ñàkk na bakkanam ci mbas mi la ci mbasum coronavirus ci bésub tey ñett nag ñoo ca ne ci sauvetage juróom-ñett fukk ak ñaar doomi aadama ñoom ñoo ne jamono ji ci lalu hôpital yi kon ñoo xamle ne itam bi mbas mi duggee ci réew ko Sénégal ba tey lu toll ci ñetti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci doomi aadama ñoo jot a tëdd ndax coronavirus ca diwaanu Ziguinchor. coronavirus ba tey ak na mu bettee réew ka Sénégal mbas mi njeexital yi nga xamante ne am na ko ci dundinu askan wi rawatina nag lu jëm ci wàllum koom ki nga xamante ne moo di Seydi Ousmane Sène moom nag daal na cay addu gëstukat la waaye itam xam-xamam màcc ci wàllum koom mi ngi fële ca IPAR moom nag gan la woon ci matinal bu iRadio bu Alassane Samba Diop gannaaw gi nag daal nay addu xamle nag ne faw nguurug Sénégal daal di jooyantiwaat doxalinam ngir sukkalikiwaat ci wàllum koom-koom. ñu teewlu ko ci micro Adama Sara. ni ci mbas mi li ñu war a njëkk a reconnaître mooy tey mbas mi am na lu mu yàq lu bëri ci li nga xam ne moom mooy tey tànki économie bi tey bu fekkoon chaise bu ñuy toog la da ngay xool ñetti tànk yëpp yu mu ci laal daf leen attaqué muy njàng mi muy santé bi muy li nga xam ni tamit moom mooy tey aujourd'hui agriculture te rawatina ci boobu mooy li nga xam ni moom mooy li ñu war a lekk di ko dundee système de production yu bëri dagg na tey ñun suñu chaîne de valeur yi ñu yor tamit développé wul ni mu war a développé ba nga xam ne tey liggéey ndaw bu ne war na caa mën a xëy liggéey ci benn filière que mu nekk filière oignon filière mangue filière riz filière pomme de terre kon tey li ñu war a njëkk a taxaw xalaat mooy bu ñu waree génn ci Covid ban économie la ñu war a taxawal ak ban sénégalais moom moo ko war a porter kooku mooy question bi nga xam ne war nañ ko poser te ñu dem tamit ci changement de mentalité boo xam ni xaalis dootul am ni mu amee woon te dootul mel ni mu meloon kon tey jii képp koo xam ni wërsëg dugg na sa loxo war ngaa xool choix bi utilisation bi naka nga koy utiliser parce que tey fi ñu jëm nii kenn foogul woon ni dañ def juróom-ñaari weer ci mbas mais bu ñu génnoon sax ci mbas mi dinañ def at wala ñaari at yoo xam ni bu soobee yàlla dootu ñu delluwaat ci li nga xam ni moom moo amoon kon rupture dafay am ci wàllu nguur nu muy yoree alalu réew mi rupture dafa war a am tamit ci ni ñu organiser tey kuréel yi nga xam ne ñoom ñoo yor nguur gi di ko doxal parce que incohérence yi ci am bari na bari waay boo xam ne li muy lekk ci alal te amul njëriñ lu am solo te doomu aadama saa yu xëyee war naa xool valeur investissement bi mu def ci temps ci alalam lan la ko jural ak lan la jural askanam te foofu tam war nañ ci toog ci waxtaan si beneen bi mooy tamit ñu jëlaat fulla ak fayda xam ni Afrique ñaar la am Sénégal ñaar la am muy ndawam ak suufam. gis-gis bi Seydina Ousmane Sène am ci njeexital yi nga xamante ne mbasum coronavirus am na ko ci koom-koomu réew ka Sénégal li ni mel nag kii di Souleymane Astou Diagne moom itam mi ngi koy dëggal moom it xam-xamam màcc ci wàllub koom gan la woon itam ci matinal bu iRadio ak Alassane Samba Diop moom nag la mu jàpp jamono ji ngir mën a sukkandikuwaat ci wàllub koom faw rek ñu daal di joyantiwaat doxalin bi rawatina nag ci wàllum mbay mi gën kaa sukkali Souleymane Astou Diagne moom itam gannaaw gi àdduna ci micro Adama Sara. mbas mi bu jeexee war nañu defaraat suñu taxawaay ci wàllu koom ndax aujourd'hui gis nga ne mbas mi andi na jafe-jafe yu bari entreprise yu bari fermé nañu ñu bari seen liggéey ñi di yëngatu ci informel bi ñu bari tëj nañ marché yi tëj nañ et cetera ñu bari taxaw nañu mbay mi aussi sooxe na ndax ñu bari également ñu doon def agriculture dañu am ay jafe-jafe également liggéeykat yi sonn nañu ndax ñu bari seen revenu wàññeeku na seen li ñu daan payoor muy taximan beeg menuisier beeg et cetera secteur informel bi d'une manière générale ñu ci bari seen activité taxaw na alors donc pour que ñu reprendre activité yi dafa laaj organisation bi mu ngi jaare ci ñu dooleel secteurs yi nga xamante ne ñooy secteurs yi yore économie Sénégal bokk na ci agriculture ñu xool nan la ñuy fexee ba financement wu agriculture ak organisation secteur agricole bi gën a performante gën a am solo ndax 65% des Sénégalais ñu ngi dund ci wàllu agriculture donc loolu xam nga loolu lu am solo la secteur bu mel noonu je sais que état bi mu ngi ci mais il y a toujours des efforts à faire par rapport ak secteur agricole bi ñu gën ko dooleel gën a simplifier procédures yi pour que béykat yi mën a jot ci financement yi gën a également permettre à ce que béykat yi épouser technologie pour que mbay mi rendement yi gën a yokku également ñu gën a organiser waat organisation paysanne yi
pour que ñu gën a am efficacité parce que loolu mooy permettre ñu am ay filières. ci njeexitalu ayu bés bi gendarmerie nationale teg loxo ñaari doomi aadama ca yaraax ñoom ñi leen nag doon fees ab fas ngir nag jaay ko ñi nga xamante ne ñoo di askan wi loole nag waral ñu daal di doxantu ca Médina dem seeti ñi nga xamante ne ay jaaykatu ndawal lañu nekk foofee nag ca gox ba jamono ji nag ñoom ña ngay sàkku ci yoonu ko Sénégal ngir rek mu daal di doxal yoon génne yar wi teg ay daan ñi nga xamante ne ñooy def boobule ñaawteef lépp nag ngir mën a groupe seenu pëder Ndeye Nancy Diop Diouf. Médina rue 5 angle 6 bile bërëb foo sànni sa bët rekk gis ay ndawal yu ñu wekk wala yu ñu teg ci table yi di ko jaay marché bu ndaw bi nag dara taxu kaa jóg lu dul njaayum ndawal jaaykatu ndawal yi ñu fekk fii ñu toog daanaka li gën a fës ci seen waxtaan mooy seen naataangoo gi nga xam ne takk der yi teg nañu ko loxo ndax daañu ko fekk muy fees ab fas te ñu njort ni daf ko bëggoon a jaay. waaw fas moom am na fu ñu ko war a reyee mbaam am na fu ñu ko war a reyee donc boo demee fu ñu ko war a reyee ñu rey ko ñooñu xam nañu ni ñu koy defee ak vétérinaire yi ña nga fa ni ñu koy xoole mais yor fas di ko jaay ay nit ñi koy lekk te yow xamoo fas bi fasu lan la feebar bu mu yor kooku moom dañ ko war a sanctionné ak boucher bu mu mun a doon nag waaw mais nag nit lépp looy def seet sa diggante ak sa borom loolu moo am solo. mais boo demee nag ba seetatoo sa diggante ak sa borom la neex mën nga ko def. ñoom ñu ngi dëggal ni jaay ndawalu fas terewuñu ko waaye nag doonut li nga xam ne consommation askan gi moo ko tax a jóg. boucherie bi dafa am ñi koy jël def ko seen métier te du seen métier dañuy ñëw rek dugg ci bu njëkk boo xoolee ba xool naar yi rek ñoo doon jaay yàpp ñoo nekk Seras ñoo nekk un peu partout mais léegi ñëppay jaay yàpp ñun nag ñun yàpp bi dañ ko doon suñuy maam. depuis temps yu Seras bi nekkee fii ci corniche bi suñu maam yi fa la ñu nekkoon ñu jógewaat fi suñu nijaay yi nekk Seras nekk ci yàpp nag yeeg yàpp xar yi. biir Seras yàpp nag dañ fay jaay ak yàpp xar ak xanaa yàpp maam xoox parce que catholique yi dañuy lekk yàpp maam xoox fas yi nag xëy na dañ koy rey yóbbul ko gaynde yi dañ koy yóbbul àll. bu ñu sukkandikoo ci ñu jot a waxal liggéeyu boucher doon na li nga xam ne léegi. ku jóg dugg ci looloo waral ñuy dégg genre histoire yi nga xam ne dafay wëy di yàq dara jaaykatu ndawal yi. Ndeye Nancy Diop Diouf ca Kolda foofee nag la ñu fay waxtaanee di ndaw yi nga xamante ne ñoom dañuy yëngu ngir rek aar lépp loo xam ne jëm na ci wàllum alam gi kon ñoom nag jot nañoo amalub bëccëg goo xam ne dañu fay saxalub garab ba ñu taamu nag saxal ko foofee nag ca Kolda di garabu koko la ko sabab nag moo di garab googee bëriwul lañu ko fay nemmeeku waaye itam la ñu bëgg mooy rek ngir gën a taaral seen gox boobee di Kolda suñu ndaw ñu teewal ca dëkk bi le Kolda di Seydou Diatta. jëmbat garab comme nuñ ko amalee ni nekk na bisikite lu ñuy woyal ci biir commune bi fan yi ñu dëgmal nii la ndaw yi bootu ci kuréel bu ñu duppee OVS nam door seen yëngu-yëngu ñeel vacances yi fii ci diwaanu Kolda. suñu daje bi tey dañ fi ñëwoon pour reboiser pour jàmbat ay garab ginnaaw activité bi. du pour mbas bi dina tax ba yenn activités yu important yi duñ ko def comme genre activité yi affaire de reboisement dafa baax ci dëkk bi ñu kii bon ñu mànkoo ñu ne il faut ñu def ko parce que clève moom ku ko xam ci loolu la koy xamee ci affaire garab yi. jëmbat baax na way fexe ba muccal garab bi moo ci ëpp solo mu mel ni ndaw yi bàyyi nañ ci xel bu baax a baax moo tax ñiy bàyyile garab bu ne. parce que dañoo gis ni bu ñu jëlee garab yi di ko def ci place publique yi du am suivi du am ñi nga xamante ne ñoo koy toppatoo moo taxit bi yoon ñu jugé nécessaire jël garab bu nekk ñu parrainé ko benn borom kër su ko defee kooku dina ko toppatoo lépp pour ñu am suivi bi rek. comme corona bi am na ren moom yaakaar naa nawetaan ki du mën a am donc je crois que activité comme activité reboisement wala yeneen activité yoo xamante ne. dafa dem ci affaire agriculture yaakaar naa xale yi en tout cas les jeunes vraiment wan ci taxaw góorgóorlu. mbir ma alam bi nekk na léegi lu soxal askanu Fuladu bu baax a baax waykat gi rawatina ci dëkk kaw gi mooy daay gi faral di faagaagal garab yi atu ne.
Seydou Diatta ñu dem xool xew ca biti réew benn ponk la réewuk Mali la ñuy waxtaanee ak mouvement bi nga xamante ne moo di mouvement M5 fare ci kujjeg politique bi ñoom nag ba tey ña ngay fësal seenub dogu ci xeex bi nga xamante ne sumb nañ ko la ñu bëgg nag moo di kii di président Ibrahima Boubacar Keïta daal di tekki ndombal tànkam ca bopp nguuruk Mali ñoom nag kujjeg politique bi wàcc nañu ca mbedd ma daal di wuyu woote bi nga xamante ne Imam Dicko woote woon na ko ngir rek ñu daal di wëyal seenub xeex fileeg nag ñu am la ñu bëgg moo di Ibrahima Boubacar Keïta tekki nombal tànkam ca bopp nguur ga ka yëkkati ay kàddu di professeur Ibrahima Issaka Maïga moom la ñuy teewlu ci micro suñu correspondant bu ñu teewal ca Mali di El Hadj Fallou Ndoura. Réitère plus que jamais. am naa yaakaar ne ndaje bi tey nekk na luy firndeel dëgg ne ñu ngi takku booloo suñu doole ngir li ñu bëgg mu daal di am. ndaxte liñ doon sàkku ba léegi dafa mel ni mu ngi fi Ibrahima Boubacar Keïta faaw mu abal ñu ci boppam nguur gi loolee mooy li nga xam ne mooy suñu bëgg-bëgg ndaxte jamono ji kat ni muy doxee dëppwul benn yoon ak li nga xam ne moom la ñu jàpp ne moo jëmale réew mi kanam te it démocratie dafay wéy di nërmeelu fii ci Mali. Si refuser par peur du chaos, c'est faire acte de non-assistance à peuple en danger. ndaje lii nekk na it luy firndeel ne doomu Mali yëpp boole nañ seen doole ngir mën a xeexandoo mbir mu ni mel ngir it mën a am gouvernement boo xamante ni bii buy sàmmoonteeg àq ak yelleefu doomi aadama yi la waaye tamit buy sàmmoonteeg sàttu réew mi la loole yëpp nag mooy li nga xam ne moom la ñu bëgg mu wéy te loolee la doomi Mali yëpp di xaar ci bis ni ke tey buñ fi jógee ak mbooleem ndajaloo yi nga xam ni moom la ñuy am ginnaaw lii mooy suñu sàkkuteef lii la waa Mali wax lii it mooy li nga xam ni moom lañ jàpp ne dinañ ci yegg. jaajëfal Cheikh Sall mi tekki kàdduk professeur Ibrahima Issaka Maïga ci kàllaamay wolof mbokk yi ñu yegg si ci ponk gu mujj ci jotaay gi Baba Ndiaye la ñuy àndal li yéen kaay xëy fasal tey. mbaa yéen a nga ca xabaar bi benn la ci mbooloom yëglekaay yi génn gi tey ji PCA bu hôpital Dalal Jàmm di professeur Pape Touré tekki nay ndombal tànkam yëglekaay yi yëpp dikk ci bile xabaar ndaxte moom professeur Pape Touré di PCA bu hôpital Dalal Jàmm ni bégul kontaanul benn yoon ci état bu Sénégal taxawaayam jëm ci l'hôpital bi la ko gën a merloo nag mooy koppar yi nga xam ne njiitu réew Macky Sall dugal na ko ci boobule hôpital toll ci $1 milliard ak xaaj te ñu ne benn bâtiment la ñu fa fas yéene sam professeur ne li la xamul ana lan moo ko waral ndax jamono ji hôpital bi ci jafe-jafe dëgg la nekk ndax bërëbu fajukaay boobee ay jumtuwaay yu bëre da ko manqué moo tax mënuloo comprendre dogal bi nga xam ne njiitu réew Macky Sall jël na ko dugalu toll ci $1 milliard ak xaaj ngir tabaxi bâtiment jamono jooje nag nga xam ne di gën a am solo ci jumtukaay yi nga xam ne dañ ko soxla ngir faj askan wi lépp fa manqué professeur ne état bu Sénégal daal wégul hôpital Dalal Jàmm ndax da ko soofantal dëgg te jëf gi moo koy firndeel loolee tax mu tekki ndombal tànkam Le Quotidien ne professeur Pape Touré tekki ne ndombal tànkam ba noppi du mooy l'hôpital bi Vox Populi ni léegi leer na jeex na tàkk professeur Pape Touré nekkatul PCA bu hôpital Dalal Jàmm Les Échos ni professeur Pape Touré tekki ne ndombal tànkam te ci bataaxal la jël jébbal ko njiitu réew Macky Sall di ko xamal bëgg-bëggam ak ñàkk déggoo gi nga xam ne am na ci jëf ji mu def moom njiitu réew mi ci hôpital bu Guédiawaye professeur ne $1 milliard ak xaaj yi ñuy jël fas yéene ko tabaxee benn bâtiment ci hôpital Dalal Jàmm bi looloo ko meloon ndax ñaari at ngi ñu ngi xaar ab koppar bàyyi ko ci état bu Sénégal jëm ci bile bërëb fajukaay te boobu ba tey ji France daal di xëddeen léegi nag ay tolluwaay réew mi ak mbas mi ci réew mi ñu bëgg a jël $1 milliard ak xaaj ngir tabaxi bâtiment professeur ni lii la xamul an lan moo ko waral te jamono joojee li gën a am solo ci l'hôpital ba amu fa rax ci dolli ñàkkum jumtukaay gu yaatu moo am ci hôpital Dalal Jàmm directeur hôpital Dalal Jàmm di Moussa Daf di leeral ak a tontu ginnaaw jëfu professeur Pape Touré ndaxte moom njiitu hôpital bi ne mënees la comprendre jëfu Pape Touré bi ana fan la ko teg ndaxte nee na lu ëpp fukki fan kotta des laata muy dem ci retraite kon jëfam gi am na les waxul sursaani tekki ndombal tànk professeur Pape Touré ci hôpital Dalal Jàmm lépp ay caaxaan li dul caaxaan kay ci mim réew mooy mbas mi ci réew mi last ne en tout cas cas communautaire yi ngi jalaañoo ci biir réew mi te ginnaaw tabaski gi covid 19 bi toj na ay gox yu bëri ci réewum Sénégal yéeglekaay bi ne jamono ji nag Kédougou Kaolack ci rëdd bu xonk bi la nekk ndax mbas mi ci réew mi na moo fa mel vox populi en tout cas liwub ñiy faatu ci mbas mi ci réew mi ca Jurbel kenn du ci moom ndax ñi corona ba faatu ñi ci ëpp njaareem la ñu dëkk Sud Quotidien ne cas communautaire yi kenn mu mel ci réewum Sénégal ëpp na critique nag kilifa ak borom barke ci réew mi ñi ngay faatu ci mbas mi te ñoom ñëpp nag seen kër la ñuy faatoo ndaxte nee na liñ leen di singileeg bët gi leen di xoolee la ñu mën a sula nangu ci mim réew ba tax ñu tànn des seen kër ba daari fa ñàkk seen bakkan yéeglekaay bi nag juróom-benn fukk ak juróom-ñetti nit ñoo am yees woppi covid 19 bi ni ki démb ñaar nit ñàkk seen bakkan ñeent fukk ak juróom-ñeent nekk ci sauvetage yéeglekaay bi ne li ñu war a wax dëgg nag ci mim réew mooy prise en charge domiciliaire bi
maanaam ñi nga xam ne dañoo amee corona ba noppi ñu leen di fajee seen biir kër loolee lu war a dakk la ndax fësal na tëleem ci mim réew enquête ne li fësal tëleem dëgg na ci réew mi mooy chloroquine bi ak jëfandikoo gi ba tax yëglekaay bi samp laaj ni ndax wares na koo jëfandikoo ci mim réew ginnaaw doxalin yi nga xam ne soppi nañ ko jëm seenu xeex ci mbas mi ci réew mi yëglekaay bi ne en tout cas ñi nga xam ne nag ñoo doon taxaw temm naan chloroquine wares na koo jëfandikoo ci mim réew jamono ji nag patte la ñu def maanaam ci kaw gàttal kenn déggu leen L'As, La Tribune, Source A ak Direct News ñëw ci coow lu rëy gi jolli diggante Senelec ak compagnie d'électricité du Sénégal DCS yëglekaay bi ne benn at ginnaaw yi nga xam ne tàmbali nañu seen liggéey ñoom centrale technique bu Bargny Senelec lu toll ci ñeent fukk ak juróom-ñaari milliards la leen yore loolee tax nag ba compagnie bii di sàkku ci état bu Sénégal ngir mu teg pression Senelec ngir mu respecté ay engagement ba noppi fay leen lépp lu mu amel ci koppar Source A ne Pape Demba Bitèye ki gaayam diggante octobre jàpp juillet 2019 Pape Demba Bitèye yore na CSE fukki milliards ak juróom-ñaar diggante novembre 2019 ak juillet 2020 fanweeri milliards la leen yore loolee lépp nag bu ñu ko boolee mu toll ci ñeent fukki milliards ak juróom-ñaar yoo xam ne Senelec amel na ko CSE La Tribune ne li doy waar dëgg na ci mim réew mooy diggante Senelec ak Akilee mi nga xam ne tam nañ ko bundu xatal nañ ko yàq nañ ko lu mel ni xeme ci mim réew waaye nag Senelec jëfam gi dee si ko noppi waale ci mim réew yëglekaay bi ne moom Senelec contrat bi nga xam ne siife na ko diggam ak Powacom di ab société boo xam ne Israël la fekk baax yëglekaay bi ne ñu nag mbir mi moo raw scandale ndax contrat bi doxoon diggante Senelec ak Akilee yokkoon nañ leen benn milliard ñoom doomu bitim réew yi ba noppi loolee lépp nag bu ñu ko xayma dina toll ci 72 milliards ci seenum contrat gi dox diggante Senelec ak société bi nga xam ne Israël la fekk baax Les Échos ne Seyed ak seenum njiit dañ leen jàpp loxo ci poste ndax lu toll ci fukki milliards ak ñaar la ñu ne marché la woo xam ne teguwul ci yoon L'Exclusif ne ki teguwul ci yoon dëgg mooy maire bu Grand Dakar ginnaaw coow li nga xam ne moo jolli ci goxam te tegu ko fenn wurul ci bakkanam yëglekaay bi ne benn njaboot boo xam ne lu ëpp ñeent fukki at def nañ ko ca Grand Dakar maire bi moo leen tëbal seenub kër rax ci dolli yoon wi jàll diggante Grand Dakar ak Sicap Bourguiba dana ko fàtte te ab liggéey wunu fa sumb woo xam ne ñoom askan wi ne gisuñu seen bopp loolee tax ba collectif sàmmadoo suñu yëf taxaw temm ni li am ca Grand Dakar dee su ko mën a nangu faw mu dak ñoom nag taxaw nañu temm samp seenum nënd ndaxte ne nañu seen xemanteef mooy tëbal Jean Baptiste Diouf ci bopp mairie bu Grand Dakar doomi Sénégal yaa ngi xël di faatu ci bitim réew Vox Populi nañu fukk ak juróom benn ñoo faatu ci diirub juróom benn weer ca bitim réew xabaar bi Horizon Sans Frontières moo ko daal di xamle ne nag doomi Sénégal yi ñu ngi daj musiba dëgg ca bitim réew xabaar bi benn la ci mboolem yëglekaay yi génn gi tey ji benn directeur général bu bokk ci APR ak ci Benno Bokk Yaakaar la benn xale bu jigéen photo yar mu neen mais da ngay seet loolu rek sant ko gërëm ko Baba Ndiaye mbokk yi sant leen gërëm leen ci ànd beeg suñuy programme ci ITV jotaayu njolloor si fi la ñu koy yëkkati amoon mbégte dégtal leen xibaar yi di woyandi ci www.emedia.sn jaa ngeen jëf.